jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi luñ fi nar a waxtaane bokk na président Macky Sall day amal tukki giiru benn semaine ngir daal di bokk ca sommet CEDEAO ak li ji Union européenne foofee ca Éthiopie njàng meeg njàngalem bi ji di jëwriñ bu ñu jënk wàllu boobee daal na amal ndaje moom ak syndicat yi ngir rek indi saafara di jafe-jafe yi nga xamante ne moom la école sénégalaise di jànkonteel jamono ji 600 milliards ci suñu koppar moom la Sénégal ñàkk ci diggante bu ñu tëjee frontière Mali ak Sénégal ñi ko xamle ñooy acteur du transport routier ni ki démb ba ñu amal seen conférence de presse xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram ñoo ndar képpe yi la joraatu xibaar léegi-léegi yaatal ñu leen di jaajëfal di leen dalal bu baax a baax mbokk yi xibaar yi accident bu metti moo am ca goxu bu ñu wax nag Yamang nekk ca département bu Koungheul benn woto bu yóbboon ay nit ñu doon dem ci benn takk ci département bu Malem Oda moo daal di këpp ñetti nit dak ñoo fa daal di ñàkk seen bakkan ci saa si ak fukki nit ñoo xam ne am nañ ay gaañu jamono ji sax ñooñe ñu ngi leen yóbbu ca hôpital bu Koungheul bu ñu sukkandikoo ci ñii di RFM ñu leen fàttali nag de yoon boobee dafa bëri ay accident ci weer yee ñu weesu ministre bu ñu denk wàllum forces armées di maître Sidiki Kaba jotoon na si am sax accident président Macky Sall wala amal ab tukki giiru benn semaine ngir dem nag ca fekkee sommet wu CEDEAO fële ca Addis Abeba ca Éthiopie dina fa am ñetti fan jàpp àjjuma samedi ak dimanche bu leen fàttali na président Macky Sall jamono ji moom lañ tàbb mu nekk président bu Union européenne foofee sax lañ ko daal di tàbbal Macky Sall nag mu am loo xam ne mi ngi koy xaar dina togg giiru benn at 2022 la ba 2023 ci lay toog ci boppu Union africaine ñu jàpp ne am na dossier nag yu diis yoo xam ne ñu ngi koy xaar ñu ràññee ko ci wàllum coup d'état ñu nemee ko jamono ji fii ci Afrique sowu jant ak crise bi am ci Sahel rawatina li di jëlee fi li di terrorisme waaye tamit ak mbas mi di Covid 19. ñu wax ci wàllum politique soxale bilan bu ñu génnee ci élection locale yi président Macky Sall naka daal na yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy responsable ñi di APR ginnaaw ba mu dajee ni ki démb ki nga xam ne mooy secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République monsieur Macky Sall daal na yëkkati ay kàddu jagleel ko ñu ñam ni mu ngi leen di xamal ne nag donte am na fu ñu ñàkk ci élection yi waaye nekk nañu gën a góorgóorlu jiital yar ak teggin waaye tamit gën a góorgóorlu jàppalante ba tax nag lépp lu ñuy sumb mu daal di sotti waaye tamit jàpp juróomi valeur yi nga xamante ne mooy tax ñu mun a avancer mooy ñu suudewu doon benn ànd ak yar ak teggin booloo su mandoo lépp loo xam ne ñoom ñoo koy def rek ngir daal di xaara victoire yi nga xam ne te ñooy ñëw ci kanam. junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi 600 milliards de francs CFA moom la Sénégal ñàkk ci diggante bu ñu tëjee li di frontière am digganteem ak Mali ba ñi di CEDEAO jëlee dogal boobee ñi ko xam ne rek ñooy ñi di acteur du transport routier yu nekkee foofu noonu waaye tamit bu ñu sukkandikoo ci ñi ji waa ANSDS nekk agence nationale de la statistique et de la démographie ñoom ñoo ko xamle nee na nag jamono ji Sénégal mi ngi ñàkk lu bëri ci li nga xam ne rek moom la doon am diggante ak Mali jamono ji sax bu ñu sukkandikoo ci Seydou ki nga xam ne mooy Saïbou Gueye nag moom mi nga xam ne lu toll ci 1348 camions jamono ji ñu ngi ca frontière Mali mënuñoo dugg te produit yu ñu ñëpp rek mu ngay commencé yàqu. ñu wax ci wàllum njàng mi ak njàngale bi jawriñ bu ñu denk wàllu woowee amanoon na tey ndaje moom ak ñi di jàngalekat yi waaye dafa mel ni ndaje boobee nag indiwul benn leeral loo xamante ne mën na tax ñi di enseignants yi bàyyi seen grève yi ndax ñoom enseignants yi lu ñu sentu woon amuñu ko ci jawriñ bi déggoo amul seen i diggante maanaam dañuy amalaata beneen ndaje bu ñu sukkandikoo ci ministre bi dina ko xamle ci communiqué de presse ci semaine yi nga xamante ne moom la ñuy jublu. ginnaaw ndaje bi am tey jàngalekat yi ak jëwriñ bu ñu jënk wàll loolee jamono jooje sax ñenn ci enseignants yi ñu ngi amalaate grève ci suba askan wi nag yéenañ ci yàbbi li ñu bëgg rek mooy nguur gi daal di jëfee accord yi nga xamante ne moom la jëflante woon ak enseignants yi ndax ndaw yi delluwaat ci école ñu déglu reportage yu Seynabou Dia. ay bisa ngi nii syndicat QCM ñu ngi amal ay ndoxum ñaxtu ci biir réew mi loolu nag tax na ba ndongo yi wàcc ci mbedd mi ñu bëri ci askan wi di ko ñaawlu lool. grève xale bon man di rafetlu ma ko parce que élèves yi ñooy yor doole ñooy yor ëllëgu réew mi ñoom ñoo war a jiite réew mi ñoom ñoo war a doon ay magistrat doon leneen ak leneen kon buñ tollee ci njàng dañ leen a war a encadrer jàppaleen ñu jàng. ñenn ñi jàpp nañu enseignants yi ñaxtu warul tax ñuy grève. booy dañuy fipp rek dañuy bëgg lépp tolloo pour lépp tolloo moo tax ñoom buñ leen génnewee ñoom ñu nekk public te fay ñu dara ñu dem génne ñi nga xam ne ñooy fay dara dafa am foofu nit ki mu ngi wane fipp rek donc ñu dugal ko fi ci gën a simple mais dafa am loo xam ne
enseignant bi da ci am wàll état am ci wàll parents d'élèves bi am ci wàll mooy ne c'est une affaire de tout le monde l'éducation c'est pour tout le monde. tey dafa am loo xam ne état bi warloon na ko ak ñoom ñu bëgg a dugg ci ay augmentation ak leneen am na yeneen secteurs yi ci biir état bi te augmenté wuñu leen donc am na loo xam ne bu ko fi état bi góorgóorloo ñeneen ñi ñoom it ñu war ko mën a muñ ñoom enseignants yi. ñeneen ñi ñoom jàpp nañu nguur gi am na si wàll. bon c'est une situation boo xamante ni c'est assez délicat parce que boo xoolee problème bi jógewul foofu yëpp c'est à un niveau beaucoup plus haut parce que boo xoolee l'État doit prendre ses responsabilités mais est-ce qu'il l'a fait donc si le public a des problèmes automatiquement boo xoolee étudiants yi dañuy jéem a dem xooli seen yeneen morom yi nga xamante ni ñu ci privé yi parce que boo xoolee école privée yi ñu ciy jàngale ce sont des enseignants yoo xamante ni ils sont dans le public bu ñu paree dañuy dem xari mat dans le privé léegi bu fekkee école publique bi dafa am problème et on trouve que ni professeurs yi nekk ci école publique ñoom ñooy dem di jàngale ci école privée bi école privée dañuy jël le devant par rapport ak école publique. akum réew mënul jëm kanam su fekkee ne jàng bi doxul loolu nag parents d'élèves yi di ko naqarlu lool laaj bu samp mooy ndax jotul ñu jox jàngalekat yi seen gët. ba tey rek si njàng mi ginnaaw grève yooyu ki nga xam ne rek mooy Koumba Niang mu nekk présidente des enseignants du secondaire moom nag nee na dafa daal am sax gàcce ci négociation yi nga xamante ne ñu ngi koy amal nag nguur gi ndax loolee waru woon fekk nguur gi jàpp na rek njàng mi bokk na ci li nga xam ne ñooy tax réew daal di développé ñu déglu moom Koumba Niang ci micro Basindo. ci enseignement général ak enseignement technique professionnel donc pour dire que ñun amicale bu yaatu la bu nga xamante ne ni réew mi yëpp ñoo ci bokk établissement yi nekk ci réew mi yëpp ñun la ñu dénk jàngalekat yi ñun la ñu dénk élèves yi donc ñun ñooy acteurs directs yi nga xamante ni ñun ñooy dund problème bi état bi su bëggee xam par exemple si grève bi impact bi ñun lay laaj ñun ñooy def remontée d'information yi remontée statistiques yi pour ñoom ñu mën a jël compiler mun a xam ban impact la am ak taux nu mu toll élèves yi également ñun lañ leen dénk bu ñu xëyee ñun ñoo leen di organiser ñu dugg ci classe yi mën a suivre enseignement apprentissage pour dire que ñun position bi ñuy occuper dafa nekk une position vraiment extrêmement importante ba tax na ñu yaakaar ne lépp lu nga xamante ne nii dafa laal njàngale mi ñun dañ cee war a déglu suñu baat gis nañ nag ne daaw ba tey ñun ñi ngi alerté ñi ngi wax mais kenn dégluwuñu daaw ci pareil moment en avril tenir nañu benn assemblée générale extraordinaire ñu génn benn mémorandum bi ñi ñu ko war a jox ñëpp jox nañ leen ko autorité yëpp jox nañ leen ko même président de la république mais boobu ba tey ñun kenn woowuñu kenn laajuñu suñu avis ba pare bu ñu demee également table de négociation on ne nous invite même pas. Mingoog mu nekk kàddu yu duppee ci Koumba Niang nekk présidente des enseignants du secondaire ñu wax ci leneen ak ni ñuy joxe xibaar fii ci réew mi mu bëri ci askan wi amatuñu envie maanaam seetaan journaliste yi ci lu ñuy joxe mu wàllum télé wala sax wàllum rajo ñu daal di samp laaj bi ba xam lan moo tax askan wi nag joxe nañ ci seeni xalaat ñu déglu reportage bi ñu Umu Kalsum defalaat. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak leen jàmm ci xibaar luñ fi nar a waxtaane bu fii ci mim réew seetlu gi mooy ñu bëri ci sénégalais yi farataaluñu akum xibaar Arthur Koradio di ñu xamal ni sénégalais yi amatuñu jot ku ci nekk yaa ngi wut loo dundalee sa njaboot wante gëstu li xew ci sa réew lu am solo la. Le peuple sénégalais en ce moment. askan wi fi ñu toll nii ku ci nekk noo dundalee sa njaboot nga tal jot amatul teg ci ak ñëwum smartphone yi mën nga xam loo bëgg xam 24 heures sur 24 wante nag suivre info lu am solo la lijjantu lu xew ci sa réew lu baax la. Il faut être informé au quotidien de ce qui se passe dans le pays. télévision yu ci bëri dañoo ñàkk programme ci kàddu Assane Niang ñu ci bëri ay musique akum fecc rek lañu teg li mën a saafara problème bi mooy créer ay documentaire ak i émission yu yeete. li télévision yi ak rajo yi di proposé moom moo dese am solo et puis xale yi léegi aussi réseaux sociaux yi aussi am na si rôle jeunes yi si rôle bu xaw a doy waar parce que aussi bon léegi pratiquement ay téléfilm ay musique donc yooyu la quoi. waaw émission yi par exemple documentaire yoo xam ne daf leen di yee loo xam ne dina leen am njariñ. télévision yi bëri nañu lool fi mu toll sénégalais yi seetlu ne yu bëri yeteetuñu ñu jaaree fa néewal doole akum info faj li ni mel doon wu ci ay émission yu mën a jëme réew mi kanam. ñu wax ci leneen soxal mbirum góor jigéen fii ci Sénégal ni ki démb jamono ji nga xamante ne askanu Sénégal ñu ngi féete victoire bi nga xam ne gaynde yi am nañ ko ndax qualification bu ñu am ci final yi jamono joojee fale ca amitié Baobab ca jumaa jafa nekkee nag ci lañ daal di séntu ñaari góor
góor jigéen ñu def foofu seen yëfu ñaawteef yooyee bañ leen gisee nag ca saase dañuy daal di woo ki nga xam ne rek mooy commissaire bu nekkee ca jëppal bañ leen jàppee teg leen loxo ñu leen fàttali nag ki ci gën a màgg mu ngi am fanweeri at ak juróom nekk jàngalekatu alxuraan kenn ki xale bi am fukki at ak juróom benn moom moomee nag ci jàkka joojee rek la doon jox rendez-vous xale yi nga xamante ne mi ngi leen di sàkku ñi di waa sàmm jikko yi nag bañ ko déggee dañoo mer ba futu dañoo wax rek ne président nag faw rek ñu daal di dëggal loi bi nga xamante ne mooy criminaliser li nga xam ne rek mooy homosexuel fii ci Sénégal. ci mbirum wàllum góor jigéen boobee sax kii di imam Djibi Camara daal na ci yëkkati kàddu nee na li ni mel rek dañoo bëgg daal di xañ ñi nga xam ne dañ koy xeex moo tax ñuy def loole waaye nag ñoom duñ ci mës a tàyyi dinañ xeex rek ngir jëlee ko fi ñu déglu ko ci téléphone ak Basile Lo. li fi xew fan yi dafa mel na ab tooñ la ndax ñii di def lii dama yaakaar ne dañu bëgg xëy na xiirtal nit ñi ci ñi nañu wax ci mbiru góor jigéen ñi benn yoon bu jeex nañ leen bàyyi ñu def li ñu bëgg a def ndax bu ñu demee ba am fitu di ko def ci ay jàkka ndax ñaareel yoon bi mi ngi nii ñu koy def ndax benn bi jàppoon am na ñu jàppoon ca grande mosquée bii yoon ñi ci jàkk Karak am na itam ñu filmé ci janaasa maanaam cimetière yi nekk Bétoir maanaam li ma ci mën wax daal mooy de dafa mel na ñoom dañu bëgg daal wane seen bopp ba nga xam ne dañu bëgg wan àdduna bi ne ngóor jigéen daal am na doole Sénégal am nañ fa bare nañ fa te am nañu fitu dem ba di jàkka di ko def kon nag war nañ leen bàyyi xel war leen may jàmm ñu mën a dund li ñu bëgg a dund loolu lañ dul nangu waa ànd sàmm jikko yi loolu la ñuy xeex loolu la ñuy bañ lañ bëggul ndax dañu nekk ci réew mu nga xam ne li ëpp ci ñun ay jurit lañu dañu am njaboot te dañu fonk suñu njaboot te dañ leen bëgg yar ci diine ndax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax lu leer dafa ne kullukum aayin wa kullukum masxuulu on raayati kenn ku nekk ci ñun da am luñ la dénk loolu la yàlla dénk nga nekk ci responsable te bu ëllëgee boo taxaw ci kanam yàlla dana la ko laaj mu njaboot gi ñi nga bokk njaboot te ëllëg yàlla dana la laaj foo leen teg ndax teg nga leen ci yoonu njub te ñëpp xam ne ne ngóor jigéen du yoonu njub ñu wax ci leneen la soxala société ak ñi di apprenti car Ndiaga Ndiaye wala sax ñi di car rapide yi seen comportement lu ñuy mel moom ak clients yi nag ñu bëri dañ koy ñaawlu loolee tax sax suñu reporter Ousmane Nia demoon na tasi ci kenn ci ñooñee apprenti rek di leen laaj lan moo tax ñoom ñu daal di comporté woo loolu ñu déglu reportage yu Ousmane Nia. la nga oto maanaam apprenti ñu ci bari ci ay gune moom la ñuy def te fecceeguñu ci ab nen Alioune Diouf apprenti la moom liggéey bi nii la ko gisee te lii la ci namm. liggéey apprenti ñoo si góorgóorlu bu baax waaw pour bëgg a tekk rek teral suñu yaay quoi ak suñu baay mooy loolu xam nga liggéey boo si ne da ngaa war a góorgóorlu foo mante ne nag da ngay góorgóorlu quoi. ñu ci bari ci apprenti yi nag nga xam ne dañoo nekk ci car rapide yi di lang léeg-léeg dañ lay wan yaradiku gu mat sëkk loole mu gis ne du teggin. man mii di apprenti dama am respect man su ma encaissé sama client yi damay toog kalu du ma def dara du ma wax ak ñoom quoi bu ma nee may ma wàcc ma fugg chauffeur bi ma may ko mu wàcc. buñ doon yem kese ci yaradiku mu neex waaye dañu ciy boole tuux ak naan wala am comportement boo xam ne dafa jéggi dayoo mu ne loole amul dara lu ci rafet te moom du doxee noone. man moom du ma tux du ma naan du ma def loolu man moom affaire yooyu dugguma si quoi man dama simple je suis sérieux waaw moom dañuy tux waaw mooy loolu noonu mais loolu baaxul quoi warul loolu baaxul tux baaxul day yàqu quoi da lay yóbbu foo xamante ni mooy loolu. car rapide yi ak Ndiaga Ndiaye yi léeg-léeg sax nga gis ci apprenti yi ak ñi nga xam ne ñooy clients yi des fois ñu jàppante ba mu tàng lool loolee gën a tax sax muy gën a dolli xel ay moromam ngir ñu gën a defar seen comportement ndaxte teggin dafa baax ci lépp loo gis lépp lu la yaru maywul yaradiku mën na la koo xañ. jërëjëf Ousmane Nia xibaaru bitim réew dañ koy dooree ak ca Burkina Faso ñii di waa yoon dañoo daal di ajandi lii di procès lieutenant colonel Lungrana ginnaaw ba ñu jotee audience su tribunal ba dossier Mali ba nag ñii di waa France dañ ko nar a dugal ci seen campagne électorale ngir rek indi jàmm ci diggante ñaari réew wi faret Syrie nag lu toll juróom-ñeenti doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ginnaaw attaque yi nga xam ne jihadistes yi def nañ ko ñu déglu leeral yi ak Ousmane Nia. actualité internationale dañu koy doxee ak Mali lëj-lëj fa am digganteem ak réew bi di France daa wàlli ci ba ca campagne présidentielle bi nga xam ne ñaari weer dong moo des mu am foofe nag Emmanuel Macron mi
nga xamante ni waruta nekk candidat ci élection yi di ñëw ban taxawaay la ci mën a am ndax soldats yi français yi dañuy wéy di des ca Mali wala da leen di retirer en tout cas alaaj bu samp la waaye ñi nga xam ne ñooy ay ujjëm ci wàllum politique ku ci mel ni Marine Le Pen moom dafa gis ne soldats yi dañ leen war a delloosi ndaxte li nga xam ne moom lañ def ambassadeur bu France bi ca Tchad ak ca Mali bi nga xamante ni ñaari at a ngi nii amul ambassadeur ca France loolu humiliation la ko jàppee. Emmanuel Macron nag ci laaj yi nga xam ne dafa samp andiwu ci benn tontu mi ngi xaarandi ay waxtaan yoo xamante ni dana ko amal ak partenaires européens yi xool ba xam nees lañ mën a def ba situation Mali bi ak réewum France ñu ut ci ay solution ba ñaari réew yi mën a nekk ci jàmm. gannaaw Mali dañuy tere ji ba tribunal militaire bu Ouagadougou ki nga xam ne moo nekk colonel Emmanuel Zoungrana dañ ko tegoon loxo teeku di soupçonné ci moom ne daa bëggoon a amal ab coup d'état moom ak fukki doomu aadama ak ñaar ñoom ñëpp dana leen téem jamono ji nag dañ ko bàyyi nëgandiku waaye ñibbiwul fa këram ma ngi ci tribunal correctionnel ba ci fàttali ñu ngi ko jàppoon ci 10 janvier bi passé nii ni amuloon lu mel nag mooy waa gendarmerie ba en attendant ñuy xool fan la wànnoon tuddi mujj ak i gëtëm ki actualité internationale bi dañu koy jeexalee ca réewum Syrie ci ab opération anti-djihadiste bu force américaine yi daa jur jiye ju rëy ba juróom-ñeenti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan mbir moomee nag mi ngi amoon ci guddi laata fajar di xaar suñu sukkandiku ci kuréel gi nga xam ne mooy saytu ak yelleefu doomu aadama ca Syrie mu nekk ci xibaar boo xam ne AFP moo ko nangoo ci ñoom. ginnaaw xibaaru bitim réew dañu doore xibaaru tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal daal na am ndam niki démb ci kanamu Burkina Faso moom daal na qualifié li nga xam ne rek mooy final yi doon na Burkina Faso ñetti bi ci benn kii di entraîneur bu Sénégal Aliou Cissé yëkkati na ay kàddu moom ak Sadio Mané ngir rek waxtaan ak askan wi ak nan lañu def ngir indi ñu coupe bi ñu wax ci wàllum taekwondo ñetti sénégalais nag ñoom ñoo dem participer ci 5e championnat d'Afrique ñu déglu leeral ak Fatou Dieng. ñu tàmbali xibaar tàggat yaram yi ak Coupe d'Afrique des Nations bi amalee ca Cameroun ñetteel bi yoon mu yóbbu équipe nationale ci demi-finale Coupe d'Afrique des Nations bu ci njëkk nekk 2002 bu mu nekkee défenseur équipe nationale bu Sénégal ñaari yoon yi ci des mu nekk entraîneur équipe nationale at mi nag kii di Aliou Cissé yóbbuwaat équipe nationale ci finale Coupe d'Afrique des Nations ginnaaw ba bi mu dóoree Burkina Faso moom ak ay ndawam ñetti bal ci benn ci leadership am ginnaaw match saafoona ak kii di coach Burkina Faso lu ni mel la Sadio Mané daal di def moom Aliou Cissé mu ngi xamle ne ak équipe bu mu mënti doon moom ak ay ndawam pare nañ ngir saafo ak ñoom. Sadio Mané nekk homme du match ci xarañteefam ginnaaw match bi amal na ak waxtaan ak journaliste yi xam ne ndam li lu leen war la waaye dem ba final ñàkk jël coupe bi mook 0 ñooyam. ci beneen wàll gi juróomeelu championnat d'Afrique para taekwondo ñu amal ko tey ñetti fan ci weerum février jàpp ñeenti fan ci weerum février ca Niger ñetti doomi Sénégal nar fa jongante ngir qualification ca Paris 2024. ginnaaw ndam bu rëy bi nga xamante ne am nañ ko démb fii ci Sénégal daanaka ñëpp génne nañu jubilé ngir rek li nga xam ne am nañ ko waaye am na ñoo xamante ne nag ni na duñu mës a jubilé dañuy toog di xaar ndam ji coupe bi bu ñëwee ñu doog a daal di jubilé ñu seetaan reportage bi ñu bàtti li mi ko li defaral. ginnaaw qualification équipe Sénégal ci finale Coupe d'Afrique bi supporters sénégalais yu bëri kontaan nañu ci joueurs yi waaye am na ñoo xam ne jubilé guñu dañuy xaax coupe bi ngir kontaan. ba léegi man jubilé gu ma sax man victoire yomb na lool finale yomb na mais ñun coupe bi la ñu soxla sincèrement parler démb li ñuy jubilé yëpp man jubilé wu ma ndax man sama xel dalul quoi mais man lu ma gën a soxla moo di nañu indi coupe bi. yàgg nañ ko di tante quoi mais sincèrement parler ba léegi sax man pour ñu jël ko sax man dina ma xaw lii quoi ndax ala kuli aal man xam naa ne soo moytuwul Cameroun la ñuy daje te suñu dajee Cameroun dina saf loolu si ñun waaw sincèrement parler quoi nañu gën a góorgóorlu rek waaw te yàlla tax ndaxte yàlla baax na n'empêche pas que Cameroun na ko lii mais bu ñu jàpp ne mënuñ koo jël quoi mën nañ ko jël. Lions yi li ñu joué match quart de finale ak demi-finale bi rafetuloon moo waral critiques yi bëri waaye instant yi dañoo war a jàppale joueurs yi ak entraîneur bi. Oui, bien sûr, j'ai suivi le match hier, j'ai apprécié surtout l'attaque. waaw seetaan naa match Sénégal yi démb joueur yi joué nañ bu baax xaaruma woon score 3-1 équipe Sénégal dañ ko critiqué woon lu bëri parce que nu mu démarré kan bi baaxul waaye ba mu commencé gagné ñëpp kontaan moo tax maa ngi ñaan Sénégalais yi soutenir entraîneur Aliou Cissé. Donc du coup on doit être derrière lui pour le soutenir en fait. kii nag jàpp na ne Sénégal nu mu démarré CAN bi moo tax critiques yi bëri lool jamono ji nag kontaan nañu ci football Lions yi.
Bon, critique c'était normal au début parce que les 2 premiers matchs, contre le Zimbabwe et l'autre là, le second match, bon, les Sénégalais n'étaient pas du tout contents parce que si ce système de jeu étalé, bon, ça ne convainquait pas ça n'a pas pu convaincre les Sénégalais. Mais au fil du temps, nous avons vu des améliorations jusqu'au match d'hier. Et puis bon, voilà quoi, les Sénégalais sont très très contents hier de la victoire en demi-finale. Et bon, nous avons Aliou Cissé, bon, nous démarré bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début. Bon, nous continuons de façon que bon, nous atteindre le but final, nous indiquer coupe au Sénégal. critique yi baax na lool waaye jamono ji li gën a am solo mooy boole xol yi ñaan yi ak manko suñu biir ngir ñaari joueurs yi ñi indi coupe bi fii ci Sénégal. jërëjëf Barthélémy Coly ndam lañ bëgg di ñaan yàlla ndam ji ren ji yàlla may ñu ko ñu gagné Coupe d'Afrique des Nations mbokk yi lii moo nekkoon lu gën fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba suba inshallah fii ci Time for Africa.